benn waxtu toftal ñeenti simili ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru njolloor ki dina bokk ci li ñu waxtaane la xewoon ca diwaanu Kaolack foofee ca Medina Baye ñaari ndongo yi fa songoon rek di ay taalibe ñaseen yu cosaanoo ci réew États-Unis ba kenn ci sax ñàkkoon bakkanam taalibe yi féete ca diwaan ba rek gannaaw bu ñu jullee jumaa ba noppi rek wàcc nañ ci mbedd mi rek wane seen naqar gannaaw li nga xam ne rek moo fa xew sukkandiku ci li na mel tamit tey sàkku rek ci kilifa yi ñu yokk kaaraange gi bu ko defee li ni mel dootu fa amati leneen lu ñuy waxtaane mooy kàddu yi nga xamante ne colonel Abdoulaye Ndaw yëkkati na ko moom dafa jàpp ne rek faw gendarmerie nationale gannaaw liggéeyam bu ñuy rafetlu wéy tamit di topp li nga xamante ne mooy bandi yi nga xam ne jotoon nañ leen arrêté fukki at gannaaw loolu nag nee na bokk na jamono ji ci li nga xam ne rek mën na sooke ñàkk kaaraange yi ñu nemmeeku ci yenn gox yi ci biir réew mi leneen lu ñuy sàkku rek mooy lu ñu duppee barrage routier ba képp ku ci defati ni mel balaa ngay romb rek ñu mën a teg sa loxo teg la loxo leneen lu ñuy wax rek dinañ dem ba ci diwaanu Lombul nekk ci diwaanu département Koungheul foofee nag ñoom dañu tëj seen école ñu ne jamono ji lu toll ci ñaari téeméeri ndongo ñu ngi ca mbedd mi di wëraloor tax na rek ñoom ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu ubbilaat leen l'école bi mu mel ni rek kàddu yu warook IEF ba ndax ñoom dañu jàpp ne néewi ndongo moo tax ñu tëj rek école boobee affecté tamit ci jàngalekat yi ndax boo jàppee rek li mel ni CIE bi moom daanaka rek ñaar fukki ndongo ak juróomeen CM2 ba moom fukki ndongo ak juróom képp la am loolu nag dinañ ci ñëwaat ci ni mu gën a yaatoo dinañ wax tamit ci anniversaire gannaaw faatu Mamadou Diop Maodo tey ñu koy fàttalikuwaat loolee amoon ci atum 2019 yema woon ñaari fukki fan ak juróom ci weeru janvier tey nag ñu ñëwaat rek ci li nga xam ne moo nekkoon taxawaayam jaarale ko ci ay date yoo xam ne rek bokk na ci taarixu Sénégal ci nañ ci am sax ab invité di secrétaire général bu Ligue démocratique di Nicolas Ndiaye dinañ wax ci wàllu cosaan ak aada ak Idrissa Diop buy jagleel melomaan ni rek beneen album ba nga xam ne da ci ñëwaat rek ci jaar-jaaram ci wàllu musique rawatina ñaar fukki at wala sax fukki at yi mujjee rek loolu mu ne nag dafa bëgg rek gën a dooleel wàllu musique fii ci réew mi bokk ñëpp ñuy safoo wàllu musique mbokk yi li mooy li gën a fës taxir leen ñu tay yaatal ko. mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu ko waxee ci ponk yi dañuy dem ba ca diwaan Medina Baye ca Kaolack foofe nag gannaaw agression bi ñu amaloon ci kaw ñaari taalibi ñaseen yu fekk baax foofe ca réew États-Unis te kenn ki sax ñàkkoon ci bakkanam taalibe nag gannaaw bu ñu julee juma demb ba noppi rek fësal nañ seen ñàkk ànd ñi xeetu jëfin bi ni mel sakku nañ tamit ci kilifa yi ñu dooleel kaaraange bi ko defee rek li ni mel kenn dootu ko gis ca diwaan ba Ibrahima Diame toogal ñu fa àndoon ceeg Xaali Diame. ci buntu juma ju mag bu Medina Baye ñu tudd turu yàlla nangu ndogalam waaye nag di naqarlu bu baax a baax boom bi ñu boom seen mbokku taalibe. population Kaolack yëpp partagé nañ ko ak ñun moo tax mu oyof kii di suñu mbokk di suñu dëkkandoor ay samba booy ñëw ko tuumaaluñ kenn waxuñ kenn moo ko faat mais ñi ko faat c'est l'inconnu xamuñ leen jëf ko jëf ju ñaaw jëf joo xam ne amul benn sénégalais wala benn africain wala benn nit bu ko rafetlu loolu moom la ñuy dénoncer li tax ñu koy dénoncer nag mooy dëkk bii di Medina Baye dafa màgg d'une façon extraordinaire ndax moom rek mooy dëkk bi nga xam ne ci Sénégal wala mën naa wax ne ci Afrique da nga ñëw fekk fi lu mat 15 nationalités yoo xam dañoo uute. bi ñu paree julli juma la ñu daal di dajaloo spontanément nag pour joxe seen message ñu ne ñàkkum kaaraange gi ñu ne meeku ci gox bi ak gox-goxaan yi wërale Kaolack la ñu bëgg ñu jóg ci lu mu gën a gaawee dakkal ko. Medina Baye mi ngi taxaw di laaj sécurité boo xam ne dana mën a aar ay dëkkandooram dana mën a aar ay population dana mën a aar njabootam ndax vraiment liñ fi dund fan yii métti ne métti boo xam ne benn doomu aadama mënu koo nettali Kaolack yëpp am choc Sénégal yëpp am choc. faatu kii di Basirou Cissé ñu koy wooyee Mohamed nag ñëpp ñaawlu nañ ko ci dëkk bi ci jumaa yi nag loo dégg ci xutba imam yi ci njombe boobule lañ ko jëmale ak ñàkkum kaaraange gi nga xamante ne mu ngi tere nelaw askan wi.
ay ma jàmmee ci ñàkku kaaraange boobu nga yëkkati sax la ñuy desandi rek jox kàddu gi ki nga xamante ne rek xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu sécurité mu nekkoon tamit ci biir gendarmerie nationale jamono ji nag mu ngi ci retraitam di colonel Abdoulaye Ndaw moom dafa jàpp ne rek faw gendarmerie gannaaw liggéey bu rafet bi ñuy def oui tamit di fàttaliku wala sax di saytu li nga xam ne moo nekk ay occupation wala yëngu-yëngu bandi ñu teewoon loxo lu toll ci fukki at gannaaw ngir mën a xam rek ndax loolu amul dara loo xam ne méngoo nag jamono ji li ñuy faral di gis ci wàllu ñàkk karange dañuy teewlay kàddum ci micro Habib Faye. léegi dafa gën a yokku c'est fukki at sa ginnaaw band itam ñun ni ñuy évoluer force yi di évoluer seen xam-xam di évoluer band itam dañuy évoluer donc ci biir kaso yi déjà il faut ñu yokk li ñuy wax renseignement ci biir kaso yi ndax band yi ci biir kaso yi la ñuy formé woo bu ñu jàppee ay nit ñu tëj leen fukki at bu ñu defee fukki at dañuy génnaat mais bu ñu duggee ci biir kaso bi dañuy daje ak yeneen nit boole seen ay xam-xam seet nag la ñuy xalaatee nag la ñuy organiser bu ñu demee def yeneen ñaay tëf yu gën a garaaw war nañ am tey ay magistrat yoo xam ni bu ñu la daanee prison ba nga génn tam war nañ am benn moyen boo xam ne dinañ la topp. dinañ gën a xalaataat gendarmerie je pense que boo dégloo keroog li seen kilifa bu bees bi wax ne day recentrer affaire yi yokk réflexion bi xoolaat naka la ñu mën attaquer bande yooyu bon ñoom ñu ngi si. wax ci dem beeg dikk bi rawatina chauffeur si nga xam ne rek ñoo faral di liggéey foofee ca sphère Diamniadio ci seetlu rek ne bëri na ay ministères yoo xam ne jamono ji nag toxal nañ leen fa ngir gën a féexal dëkk bi loole nag nee na da leen jural ay jafe-jafe ndaxte seen condition de travail moom faw ñu xoolaat ko métti na lool méngoowul ak li nga xam ne rek noonu lañ ko bëggee ba tax na rek booloo nañ ci benn association wala sax ab syndicat li ñu bëgg rek mooy ñu gëstu leen bu ko defee seen nekkin gën a mucc ayib. Ousseynou Thiam teewoon na seen assemblée générale àndoon ceeg Ahmadou Bamba Samb. assemblée générale bu ñu amal chauffeur yi nga xam ne ni ñoom ñooy nekk ci administration nekk fële ci sphère ministérielle bu Diamniadio nag nee nañ bëgg nañ ñu xoolaat bu baax li nga xam ne lii moom mooy seen nekkin jëm ci seen wàllu liggéey ñoom nag nee nañ sonn nañ toog seen i biir woto wala sax ñuy dugg ci lii di parking yi. depuis bu ñu ñëwee ñaata weer ñu ngi fii di dem gauche droite naka la ñuy def pour ñu mën a am locaux boo xam ne au moins dinañu ne chauffeur yi fii mooy seen locaux mais jusqu'à présent depuis boobu ba léegi ñu ngi topp ba léegi mënuñu ko am amaana ministre yi xamuñu ko parce que tey doo nangu sa chauffeur indi la yow ministre bi wala directeur bi wala secrétaire général bi par exemple nga ñëw sa chauffeur amul fu muy toog si biir oto bi wala muy toog si jardinier bi chauffeur gëddëm bëriwul ci nit ñi lu ko waral nag loolu moo tax ñun chauffeur yi tey ñu dajalewoo fii ministère bu nekk sphère Diamniadio pour ñu mun a seet naka la ñuy def ba ñu mun a jiite président boo xam ne au moins moom dina mun a waxtaan ak kilifa yi ci jekk ñu seet solution boo xam ne mën nañ ko def amaana ay problème dina mun a wàññeeku. lu jëm ci accident yu bëri yi ñu nemmeeku nag yooyu chauffeur ne bëgg nañ cee dugal seen loxo jaarale ko ci ay sensibilisation waaye tamit prévention. chauffeur buy dawal patron même patron bi bu wàccee lu mu doon dawal patron la bëgg chauffeur yi tamit mu dawalee noonu sa patron nekk foofu sa patron bañ a nekk foofu mais ni ngay dawalee sa patron bu fa nekkul nga dawalee comme mu ngi foofu loolu yëpp day wàññi accident waaw. ñaareel bi bu ñuy dem nit ki bu fekkee ne day dem Tamba nga ne nit ki na ñëw 4 heures du matin nelawul mu ñëw ba sa kër toog foofu ba 7 heures nga door a jëw chauffeur bi nelawul loolu tamit problème la boo demee ba Tamba yow nga fanaan ci hôtel chauffeur bi fanaan ci oto bi loolu chauffeur bi nelaw bi du doy toujours problème day am. gannaaw seen assemblée générale bi le ñoom nag nee nañ bëgg nañoo daje jëriñ ji ñi dénk ko wàllu dem ak dikk ngir nag am ay séance de formation comme niñ koy jagleel agent yi nga xam ne ni ñu ngi liggéey ci wàllu administration. Ousseynou Thiam ñu dem ba ca diwaanu Lumbul nekk ci département Koungheul foofe nag l'école ba nekk ca dëkk ba rek dañ ko tëj li ko waral nag dañ ne ndongo yi nag néew lool la ñu def loole nag askan wi ne duñ ko nangu benn yoon ba tax na rek ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu xool yan matuwaay la ñu mën a def rek ngir lépp lu ñuy yëkkati aju ci wàllu dëkk bee xaw a làqu wala sax ñàkk ndox wala courant rek ñu indi ko fa bu ko defee rek seen doom yooyee mun a dellu l'école. Oumar Ndiaye moo ñu teewal ca diwaan ba àndoon ceeg Boubacar Fall Diop.
ay tuut tànk lañu toll ci juróom-ñaari at jëm kaw ñoom daaw ba ren a ngi nii jànguñu seen waajur nag li ñu xamle mooy jàngalekat ba daa gàddaay ndax dëkk ba dafa sëri làqu bëri loolu lu mu tumaranke. élèves yi jànguñu parce que maître bi situation yi muy dund ci dëkk bi métti na gisul ndox gisul courant gisul yoon bu mu jaar bu feebaree amul fu mu fajoo mu daw ñibbi bàyyi ñu fi tëjal ñu suñ dëkk bi. ñun ñi nga xam ne ñoo moom suñ dëkk suñu maam fondé woon ko te bokkoon ci ñi nga xam ne waxuma la moo libéré Sénégal waaye moo libéré France buñ ñu considéré xam nañ suñu bopp buñ ñu considéré xam nañ suñu bopp te duñu daw wacc lumbal ñoo lumbal la ba keroog yow mal xeex. bi li dëkk di Lumbul bokk ci commune bu Gént Pathé département bu Koungheul dem fa jóge Gént Pathé faw nga jaar ci forêt bu ëpp ñaar fukki kilomètres doo gis benn dëkk lu mooy ay winde ndax ci dolli yoon daanaka amuñu ko. Senghor lañ ko defoon ci dossier yi ba tey Macky Sall na ko vérifié kenn waxul lu ci jëm dañ koo soxla Koungheul ba Linguère jaar Lumbal gi jaar bi range dolli bi jëm Thiel jëm Linguère bu ko gën a jub amut. ñoom ndongo yooyu nag di sàkku seen droit ëpp nañu ci ñaar téeméeri ndongo bu ñu xëyee dañuy tambambalu jamono yi ci dëkk ba ndax ñàkk jàngalekat. téeméeri élève ak lu topp xale yi ñu ngi nii di taxawal amut ku ci jàng du maître du ministre du dara xamuñ sax ndax Lumbal existé wala existé wut te alors que ñun ñoo leen teg ci bopp réew mi te ba ñu ci dara nag buñ ñu considéré leen buñ ñu fàttee ñu fàtte leen te ba ñu ci dara kër yi boo duggee am na ay temps yoo xamante ne nii gétt boo dugg ma nga fees dell tey mboti sax mënatoo ko gis duggal wër kër yi nga xool ndax lan sàcc amuñu sécurité n'importe quelle heure mën nañ ko ñëw ray la parce que du poste de police bu fi jege du yoon bu baax du courant bu la mën a niital ba nga gis sonn nañ. ñoom nag li ñuy sàkku ànd ci ak waajur yi ci kilifa yi ngànk njàng mi ñu indi leen ab jàngalekat ndax jamono ji seen école ba toll ci juróomi salle de classe daa tëj ràpp daaw ba ren. Ousseynou wala Oumar Ndiaye ba ngeen noppee ci liggéey bi nag jot leen jokkoog ñi nga xam ne rek ñoo yor wàllu njàng meek njàngale mi féete foofu ca diwaanu Koungheul bokk na ci ñoom IEF ba di Mamadou Oumar Gueye li mu yëkkati rek mooy dafa dëggal kàddu yi nga xam ne moo waral rek ñu tëj boobul école ndax ñoom dañu jàpp ne rek gën yi bàyyi école dafa bëri lool ndax boo jëlee CM2 ba daanaka lu toll ci fukki ndaw ak juróom la boo jëlee tamit sëy yi ñaar fukk ak juróom benn kese mu warook kàddu yi nga xam ne rek moom la waa Lumbul yëkkati ndax nee nañ ñaari téeméeri ci seen doom yi ba jamono ji rek ñu ngi ca dëkk ba dematuñu école la ñuy waxtaane sax wala desandi rek ci wàllu njàng meek njàngale mi ak li nga waral li nga xam ne rek xaajoo bi ñuy nemeeku ci diggante syndicat yi ak ñi nga xam ne rek ñooy nguuru Sénégal mu wekku rek ci li ñu duppee protocole d'accord daanaka atum 2018 ak léegi am na luñ ci xaatimoon booba ak léegi nag am na luñ ci jot a def lees xam ne rek faw ñu xoolaat ko loolu sax moo tax rek suñuy ndaw Aminata Mbaare Sow ak Thierno Laurent Mendy ñëwaat rek ci li nga xam ne jot nañ ko def si def ak li nga xam ne jàngalekat yi ñoo ngi koy xaarandi ba léegi. document bi mooy wane protocole d'accord bi ñu signé woon ci atum 2018 diggante juróom benn syndicat ak gouvernement bu Sénégal. alors li ñu gis rek mooy que gouvernement bi ci indemnité logement bi respecté na échéancier yu ñu waxoon. page bu njëkk ñu mën cee lire li ñuy duppee lenteur administrative ak paiement des rappels. li nga xam ne dossiers yi dañuy jóge ci l'intérieur du pays di ñëw dina ko jaarale par la technique et la technologie mais yooyu gis nañ ne encore kenn respecté wu ko. 2018-2019 chaque année c'est 52 milliards qui sont donc affectés à ces questions de rappel. feneen fu ñu déggoowul mooy impôt yi nga xam ni ñoom jàngalekat yi jàpp nañ ni dafa bëri. ci rappel yi la. am nañ foofu lu ñu bett parce que li mu joxe ci main droite daf ko jëlewaat ci main gauche par un système d'impôt boo xam ne kenn mënu ko comprendre. naam ay avancement am na waaye Sawru Sène ak ñi mu bokkal jàpp na ne mbir mi daa yéex. système bi nuñ ko tabaxee normalul parce que da ngay gis ñoo xam ne yaa leen ëpp diplôme foofu ñoom ñu ëpp le salaire moom mu ne léegi loolu dina ko réviser. rappel yi ak mise en solde aussi régulièrement ministère des finances mi ngi koy fay te loolu. président def na ci chaque année mu def ci lu ëpp lu mat 52 milliards. lu jëm ci indemnité de logement janvier bi ñu nekk bu jeexee war na léegi toll ci 100 000 jógee ci 60 000. 85 la nekk fi mu nekk nii fin janvier mu dugg 100 000 te pour aligner il faut ñu am juróomi téeméeri milliards te loolu bu ko gouvernement bi bëggoon def ay la yoon du nekk loo mën a nekk. mu des nag li nga xam ni déggoo amagu ci ba léegi te ñu jàpp ne dina jafe lool ci gouvernement bu Sénégal mu daal di koy nangul syndicaliste yi mooy équité sociale maanaam yemale payoor ñi nga xam ni ñoo yem grade ci wàllu fonction publique foofule nguur gi jàpp na ne xaalis bu bëri lay laaj.
Mbaari Sow del si wax rek ci date anniversaire gannaaw ki nga xam ne rek mooy Mamadou Dia Maodo bàyyeeko woon ci àdduna rek tey nag ñuy fàttaliku li ne mel mu yemoo nag ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier atum 2009 boobaak léegi nag at bu nekk dinañ ko fàttaliku loolee may ñu rek ci jaar-jaaru kilifa boobee li mu jot a def ci wàllu histoire politique fii ci réew mi ak li nga xam ne moo des ci wàllu ndonoom ay date rek la ñu tànn tey ngir ñëwaat ci jaar-jaaram ak Cheikh Diop. Enfin, quoi, est-ce que c'est vraiment... ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier nag di bés bi nga xam ne moom la Mamadou Dia génni àddina mu nekkoon ab homme politique boo xamante ni nekkoon na président bu conseil bu gouvernement bi moom mile bokk na ci cëslaay yi ci ñi nga xam ne ñoom ñoo taxawal histoire bu politique bu réew bu Sénégal mu admis ci atum 1927 ca concours d'entrée bu école normale William Ponty ca Gorée mu nekk ab jàngalekat ca Ndar rawatina fa nga xam ne moom moo di ca Fissel Mbadane nekk itam directeur ca école régionale bu Fatick ca atum 1910 nag la juddu foofee nga xam ne moom moo di ca Xombal jugee ci li nga xam ne moom moo di ab famille tukuleur doonoon ab socialiste moom mile doonoon ab socialiste ci lonkoom ak Léopold Sédar Senghor ak ki nga xam ne moom moo di Ibrahima Seydou Ndaw nekk itam conseiller général ci atum 1946 grand conseiller bu AEF ci atum 1948 Dia nekkoon na fi tam li nga xam ne moom moo di sénateur ci atum 1949 jàpp atum 1955 mu taxawaloon ak ki nga xam ne moom moo di Léopold Sédar Senghor ci atum 1957 bloc populaire sénégalais nga xam ne foofee la convention africaine bu future fédération africaine daal di soso mu doonoon ab homme politique boo xamante ni ku social la woon doonoon itam dit ku xarañ doomu Xombal bi daal di génn àddina jaar-jaaram ci lépp lu soxal wàllu histoire politique doon na lu kenn dul natable waaye mu mel ni li nga xam ne rek moom la sénégalais yi di gën a téye seen ab xel bokk na ci féewaloo bi nga xam ne rek amoon na ko ci digganteem ki fi njëkk a nekk njiit bu réew bu Sénégal di Senghor nga xam ne lii daal dina koy jural ñu daal di koy xañ ngelaw lu féex ci at yu yàgg. Cheikh Diop jërëjëf loolu may ñu rek ñu dalal suñuy invité tey di ki nga xamante ne rek mooy secrétaire général bu LD ci wuyu rek ci turu Nicolas Ndiaye sëñ bi Ndiaye nuyu nañ la. maa ngi lay fay. gannaaw bu ñu la dalalee rek ana lan la ñu mën a jàpp ci li nga xamante ne rek mooy yemook bésub tey ji. waaw bésub tey bi ñuy fàttaliku Mamadou Dia. vraiment bés bu rëy la parce que Mamadou Dia ci ñi nga xam ne nii ñoo tabax Sénégal. ci la bokk. man mun naa fàttaliku ñetti événement important yoo xam ne ni Mamadou Dia def na ko Sénégal. d'abord 1949 ci la sanc mook Senghor ak Seydou Ndaw li ñu naan BDS ñu jógee ñu démissionné ci SFIO samp BDS muy parti boo xam ne ni moom moo def BPS def UPS muy parti bu rëy boo xam ne ni parti national la samp ñu parti ethnique samp ñu parti religieux benn parti la boo xam ne ni moo dafa boole Sénégal yépp loolu dafa am importance ci construction bu suñu réew ci construction nationale gis nga suñu tabaxoon parti ethnique mbaa parti religieux mbaa parti boo xam ne ni c'est une partie de la nation nëga ni Sénégal waxatuñ ko duñu wax unité nationale. waaw bi ñuy wax wàllu kalante fii ci Sénégal dañ ci tudd yenn saay président Léopold Sédar Senghor ak Mamadou Dia Maodo. taxawaay boobu lan la ci ban taxawaay la ci amoon. voilà gis nga loolu dafa am importance. Mamadou Dia mi nga xam ne nii séeréer la woon. du moins Léopold Sédar Senghor nga xam ne nii séeréer la woon. Mamadou Dia nga xam ne nii tukulóor la woon waaye aussi yaayam séeréeru Bawol la. ñoom ak ñi ñu àndaloon ñoo tabax Sénégal tey suñuy kalante dafay ko Senghor ak Mamadou Dia ci la joué nañ ci kii bu am importance rôle bu am importance tey. soo seetloo parti yi. généralement ay partis nationaux administration bi administration nationale la nekkul administration une partie du Sénégal c'est pas une administration des Sérères ni une administration des Wolof. C'est une administration nationale. L'armée c'est une armée nationale. L'Assemblée nationale c'est une assemblée nationale qui regroupe
qui regroupe tous les éléments de la nation. loolu da cee am importance fii ci Sénégal. waaw bu ñu waxee ci Maodo bi tamit yenn saa yi dañuy faral di yëkkati koo xam ne dafa tarbiyu. maanaam doon na enseignant doon tamit grand conseiller doon li nga xam ne mooy sénateur député. laata muy yegsi ci président du conseil loolu ndax jotul tey ñu jéem ko jàngal xale yi ñu mën ci roy ndax da ngay gis ku tëb rek. ñu jox la poste boo xam ne yenn saa yi doo ko attan. exact wax nga dëgg. c'est-à-dire Mamadou Dia instituteur la njëkk a nekk. jóge ci nekk grand conseiller nekk sénateur et cetera. pas à pas la def. loolu mooy vraiment il a gravi les échelons petit à petit. boole kook xam réew mi. loolu lu am maanaa la effectivement dañ koo war a jàng. boole ñu yokk ci aussi patriotisme. dëgg-dëgg koo xam ne nii dafa bëggoon Sénégal la bugg réew mi moo tax xale yi war nañoo ñun ak ñi ñu gën a féete ndaw. war nañoo jàng bu baax ci exemple Mamadou Dia. waaw ku wax Mamadou Dia tamit sa xel dem ci crise 1962 ñu bëri loolu sax la ñu gën a jàpp ci histoire politique am wala bokk na ci bopp. waaw c'est vrai mais malheureusement. crise 1962 dafay nëbb leneen li Mamadou Dia defoon ci réew mi yépp d'abord le premier plan économique et social du Sénégal Mamadou Dia moo ko def ak Perle Bray. Deuxièmement planification animation rurale ci Mamadou Dia la commencé gis nga agriculture Sénégal bu njëkk ba illeer lañ doon béyee larmet lañ doon jiyee mais animation rurale bi développer agriculture à un niveau boo xam ne nii kenn paysans yi mosuñ koo imaginer coopérative ci Mamadou Dia la jóge léegi nag crise 62 bi diggante moom ak Senghor malheureusement mu yàq digganteem ak Senghor moo tax Sénégal raté ci lu bari. waaw ci lu ñu raté maanaam. gis nga Mamadou Dia ak Senghor suñu continuer woon di juboo di nekk benn foog naa ne de 1960 à 1980 Sénégal dina dépasser fi mu nekkoon. parce que c'était deux hommes yoo xam ne nii ils se complétaient malheureusement nit ñi dox seen diggante yàqu. mu am événement yooyu crise boobu ñuy wooyee coup d'état loolu daal il faut le regretter. waaw mu jural ko sax ci emprisonnement maanaam ñu tëjoon ko lu toll ci 20 at. exactement laata ñu koy libéré ci atum 76. c'est ça ci jamono jooju ban conséquence la jural Sénégal ci moment bi nga xam ne mu ngi woon ci diwaanu Kédougou. bon xam nga ku mel ni Mamadou Dia. ak ni mu buggee woon réew mi. ak xam-xamam ci économie xam-xamam ci coopérative xam-xamam ci animation rurale su ko réew mi ñàkkee ba ñu tëj ko loolu manquant lay doon c'est-à-dire fi réew mi waroon a yegg parce que réew mi dafa war a utiliser ressources humaines yi mu am yépp surtout nit ku mag ku mel ni Mamadou Dia. Malheureusement son différend avec Senghor a fait que on a perdu cette grande ressource humaine. waaw mënuñu lu dul regretter ko. ñu gisoon ne ci at yooyu am nay kilifa yu mag yu newoon ci biir réew mi ba ci biti réew bokk na ci Jean-Paul Sartre François Mitterrand. ak ki nga xamante ne mooy Pape Jean XXIII ñoom ñëpp àddu woon nañ di sàkku rek ci ki nga xamante ne mooy président Léopold Sédar Senghor ak njéggal mais loolu jotuloon antu ban gis-gis nga am ci loolu est-ce que bokk na ci li gën a tax seen diggante gën a ñaaw après. waaw loolu bokk na ci li tax seen diggante gën a ñaaw. waaye quand même heureusement du ñoom rek sax. même Houphouët-Boigny dox na ci mbir mi bon malheureusement yéex nañu ko libérer bon c'est dommage xaj na xam nga histoire su amee c'est difficile ñu naan kii moo waxoon dëgg kii moo tooñ mënuñu lu dul regretter différent boobu moo tax dañu cee war a jël leçon mooy waxtaan ba juboo am consensus. moo gën toujours xiiroo ak ŋaayoo. xiiroo ak ŋaayoo ci diggante homme politique yi diggante homme religieux yi ak en tout cas ci réew am réew moom waxtaan ba juboo moo ko yore. waaw mu doon loo xamante ne ñaari laaj la ñuy boole maanaam vision bi mu amoon ci wàllu socialisme. ak li nga xam ne moo des ci wàllu njàngaleem tey lu ñu war a jox ñu gën a féete ndaw. waaw. gis nga vision bi mu amoon ci wàllu socialisme. da ko mettre en pratique ci li ma wax coopérative yi parce que bu njëkk ba béykat yi amuñu woon coopérative
dañuy ñëw rek individuellement di jaayi seen gerte au niveau des grands commerçants des maisons bordelaises yi ak en tout cas colonisateur bi ak ñi ko fi nekkaloon ñoom ñoo fi nekkoon am la main haute sur l'achat de l'arachide. Mamadou Dia def ba nga xam ne ni paysans yi dañuy nekk coopérative di am donc influence ci njaayum gerte bi. Planification rurale, nouvelle variété agricole yi. Traction animale pour moderniser mbay mi loolu yëpp ci influence su Mamadou Dia la bon réew mi war nañ ko cee gërëm bu baax a baax. waaw ci njàngaleem li nga xam ne war nañ ko wan xale yi tey lan lañ ci mën a jaar. xam nga histoire Mamadou Dia. léegi bi ñu war a retenir ci Mamadou Dia foog naa ne dañ ko war a jàngale ci école yi. waxu pas opposition Mamadou Dia Senghor mais li Mamadou Dia indi quand même war nañ ko jàngale ci réew mi mook Senghor ak ñi ñu àndaloon parce que ñoom ce sont les véritables pères de notre nation war nañ leen a gërëm sant leen xam li ñu indi ci réew mi pour ñu mën a perpétuer seen legg. waaw laata ñu lay bàyyi rek dañ lay cuq ci wàllu dialogue politique jamono ji lan moo ci sa kàddu laata ñu lay bàyyi rek. mooy li ma wax. c'est-à-dire am réew waxtaan ba juboo am consensus moo ko yore. gis nga si au sommet de l'État ñii suñu jaaree fii ñii jaar fee loolu mënut a yore réew surtout suñu réew yu bees yi. par exemple États-Unis ñu ngi ci seen 45e président. ñun ñu ngi ci suñ 4e président rek. loolu mooy ay réew yu bees la ñu yore ay réew yu jeune moo tax c'est des pays yoo xam ne ni dañoo war a construire unité nationale bi construire état bi. construction boobu nag ci la ñu nekk moo tax waxtaan ba juboo da cee am maanaa moo tax je salue l'initiative du dialogue national di ñaan différents acteurs yi ñu aboutir à des consensus forts pour suñu république pour suñu nation. waaw gis nañ ne LD tamit ku ko tudd rek gis na bëri na ay enseignants maanaam ay jàngalekat yu fa nekk ci wàllu waxtaan yi tamit ngir grève yi ñu mën ko wàññi boo amoon looy baaxee ñi nga xam ne ñooy autorités yi. voilà gis nga waxtaan moo yoreem réew. aussi bien dialogue national que dialogue avec les différents segments de la société surtout avec les enseignants. parce que gis nga éducation. moo mën a doxal réew du pétrole moo mën a indi développement du gaz moo mën a indi développement Japon amul pétrole amul gaz waaye développé nañ lan moo tax loolu mooy njàngale mi moo mën a indi développement moo mën a développer réew daal. looloo tax may ñaan enseignants yi ak nguur gi ñu privilégier waxtaan pour suñu école bi bañ a suux. jërëjëf mu nekkoon Nicolas Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal rek ci li nga wuyoo rek suñu invitation mu nekk secrétaire général bu Ligue démocratique ñu invité woon rek ngir waxaat ci date anniversaire décès di Mamadou Dia Maodo ñu ngi lay jaajëfal bu baax. leneen lu ñuy waxtaanee rek kàddu ci wàllu exploitation gaz ak pétrole ca diwaanu Saint-Louis loole nag am na ñu jóg rek ngir waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu napp geek wala sax di defar li nga xam ne rek mooy jën yi jaarale ko ci keccax yeeg géej yeeg li ni mel ñoom nag li ñu bëgg rek mooy ñooñee am ci leneen lu ñu jàpp saa yu ñu amee jafe-jafe bu bàyyi ko rek ci boobule exploitation dañuy teewlu kenn ci ñoom Khadijatou lay wuyu Khadijatou Diallo lay wuyu ci micro Ousseynou Diop. koom-koom bi nga xam ni fi gaz bi génne muy géej gi te ku ni géej ni napp. boo nee napp ñu ni gaz ba génn na fa nga xam ne fa la ñu war a teg machines yi nga xam ne mooy manque gaz boobu nappkat yi dootuñu fa am accès kon il fallait que ñu dem waxtaan ak ñoom wax leen ba nga xam ne ëllëg daanu xam nan la ñuy def pour que bu fekkee napp ga wàññeeku na foofu soit ñu dem seetaat beneen métier di ko def ou bien ñu seetaat yeneen zone yoo xam ne bu ñu leen fa tegee daanu mën a continuer seen activité ci loolu ñu seeti woon nappkat yi seet femmes transformatrices yi dem aussi dans les écoles parce que xale yi dañuy jàng ñi ngi orienté wu ci yenn kii yi filières yi secteurs yi ñu wax leen ne gaz bi ñëw na ñu fexe ñoom itam orienté seen ay études ci yooyu ba nga xam ne ëllëg danañ ci soxla côté environnement ku nekk xam na environnement bi géej gi ak dex gi ñun Ndar moom la ñu am
te dina am lu mu si yàq loolu mu si yàq itam ñu taxaw ci waxtaan ci saytu ci yu bare ba tënk ko def ko ci kayit pour que balaa muy egsi ñu mën a jël sunu ay dispositions. waxee ci wàllu ceeb bi rawatina mbéy mi nag ñu dem ba ca bassin Anambé foofee nag atum ren ji ñu ngi rafetlu li nga xam ne rek moom la ñuy jot góob ndax ñu ngi koy xayma ci lu toll ci 370 000 tonnes ñu ne nag loolu dafa romb fuuf li ñu doon faral di am ci at yi weesu ba tax rek producteurs yi ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu dooleel leen ci wàllu moyen bu ko defee rek ñu am ay yeneen jéego yuñ ci def Abdoulaye Diallo ci liggéey bi. production bu 370 000 tonnes ceeb ca béykat yu Sodagri ren yi la béykat ceeb li ñu béy moo ëpp fu li ñu amoon daaw. production bi toll na am nañu lu ëpp lu ñu amoon daaw maanaam ëpp toll na si juróom-ñaar fukki junni ak lu teg am nañ ko ren. maanaam ci français. waaw presque am nañu estimation yi toll na lu tolloog 368 000 tonnes mais boo xoolee récolte yi ëpp na ko parce que estimation yi ñu am ay prévision la mais loolu la ñu am mais li ñu récolté gis nañu ëpp na li ñu prévoir donc moo tax boo gisee béykat boo gis ren amul kenn ku jooytu. 100 hectares lañ defoon ñu récolté ñu am 200 tonnes de riz ceeb bi kay dafa baax ceeb bi kay képp ku ko gis boo ñëwee rek boo xoolee magasin bi rek da nga xam ne ceeb bu baax moo fi nekk. am na Nerica L19 am na Sahel 108 am na Orlik 6 am na Nerica 4. personnellement j'ai 200 tonnes ici vous avez vu j'ai 200. man kenn maa ngi fi yor 200 tonnes ceeb mu doon ceeb pour njiw bi ñu certifié. riz propre certifié. looloo waral béykat yi di rafetlu njiw ak i intrants yi ñu leen baaxee woon ca ndorteelu campagne mbéy mi lépp li ma béy jege na 100 hectares béy naa fukk ak juróom-ñaari hectares ceeb ca bassin de l'Anambé benn hectare fii ci sama dëkk ñaar fukk ak juróomi hectares gerte ak fanweer hectares mboq. vous avez vu. ñëpp seede nañu ne ay njiw yu baax la ñuy am panaar daf ñuy jox ay njiw yu mucc ayib léegi nag ki ñu jox njiw boromam ji ba pare wala mu jaayaat njiw buñ ko jox ba pare mu doog a ŋàññi liñ ko jox loolu dafay indi ay jafe-jafe. ça pose problème. mu waral it ñoom it ñu bëggoon bokk ci lépp lu ñuy yëkkati te ñu jëmale ko ci mbéy mi. ñu wax ci wàllu assainissement fii ci Sénégal ak nañ ci taxawee rek ba lu wàjju ci wàllu ndox moom dootul sonal askan bi jëwriñ bi ñu dënk lépp lu wàjju ci Pouvle Fànn ak mu ngi rafetlu rek jéego yi nga xam ne def nañ ko ci at yi ñu weesu te nee nañ dinañ def kem kàttan ngir yokk li nga xam ne rek moo nekkoon taxawaay bi nañ ci teewlu docteur Abdourahmane Mbaye loole nag mu yëkkati woon ay kàddu gannaaw ab atelier consultation et politique assainissement ñu teewlu ko ci micro Ousseynou Thiam. suñu xoolee taux d'accès amélioré au niveau tout simplement donc du milieu urbain donc mën nañu wax ñu ngi ci 72% et mën nañu wax ni jiite nañu moyenne nationale moyenne sous-régionale bi mooy moyenne africain donc ci 26 points mais nekk nañu en deçà par rapport ak moyenne mondiale bi suñu xoolee rural bi aussi pareillement donc en tout cas sur le taux mu ngi ci 53% mais dépassé na carrément moyenne sous-régionale bi au niveau Afrique mu nekk ci 22 points mën nañu wax ne aussi mais toujours il y a en quelque sorte ay efforts yi nga xam ne war nañu ko def parce que moyenne mondiale bi toujours ñoo ngi ci gannaaw donc nekk loo xam ne dëgg il faut que État du Sénégal efforts yi mu def mu gën ko def allocation surtout en termes d'allocation budgétaire donc kooku toujours ci jéetaay yi ñuy représenter évidemment le gouvernement à travers le ministère de l'assainissement donc foofu toujours la ñuy ñaax pays pour État yi en quelque sorte gën a dugal seen loxo ci financement donc assainissement. ñu wax ci Ndakaaru rawatina centre ville ñu ne nag am na communiqué buñ ci fësal rek di sàkku ci képp koo xam ne rek da nga fa am makkaan wala sax ab immeuble rek mu xaw màgget nga def kem kàttan ngir mën ko defaraat bu ko defee rek nga saxoog li nga xam ne moo nekk bu bëgg-bëgg waa mairie bu Dakar ñoom nag ay at a ngi rek gannaaw bu ñu sooboo ci liggéey bi atum 2012 ak léegi ñu ne nag dinañ def kem kàttan ngir yokk taaru dëkk bi nag Aïssatou Paye doxantu woon ci àndoon ceek Modou Diop. kii bi nag nga xamante ne ville de Dakar moo ko bind dafa mel na nag day artu ñi nga xamante ne mooy immeuble yi nga xamante ne yàgg na loolu te nga xamante ne dem na ba défraîchi
am na yoo xamante ne sax ci atum 1950 ba tey si lañ ko tabaxoon wala sax lu gën a yàgg loolu fu mu toll ni nag ville de Dakar bëgg nekkaat ville bu bees ville bu sedd Dakar bu année 50 yi. ngir rek nag am ay yoon yu sete ni architecture bu jar yoon ñu fàttaliku nag ci atum 2012 am benn programme boo xamante ne lancé nañu ko woon muy pavage des rues et des artères de Dakar ñu jël sax ay candidats sélectionné leen di leen jàngal ni nga xamante ne noonu la ñuy defee pose wu xeex yooyu le liñ si jublu woon mooy gën a rafetal cadre de vie bi ak conditions yi nga xamante ne moom la Dakar waay yi di dundee ki nga xamante ne nag moo wutu Khalifa Sall ci meeru Dakar bi nag moom wëyal xeex bi nga xamante ne Khalifa Sall ma ngi ko doon xeex ngir Dakaru set mu taxawal nag moom Dakar ville propre mu nekk beneen projet nekk sacerdoce pour Soham Wardini problème mu insalubrité ci capitale bi nag ñu wax ko régler ci gis-gisam mu mel ne nag ñaari vision yi dañu bokk ñu fàttaliku Dakar ville propre lan la ëmb pavage des rues de Dakar li ñuy wax désencombrement maanaam seetal trottoir yi dindi ñi nga xamante ne ñoo fa doon liggéeyee ba piéton yi am fu ñuy doxee fleurissement maanaam ay garab ak ay fleurs ngir rek Dakar yan yi ak ville bu set wecc lii yëpp nag dugg ci cadre bi ñuy wax les opérations d'embellissement de la capitale communiqué bi nga xamante ne nag moom la ville de Dakar mujj génne te nga xamante ne mercredi 29 janvier 2020 la ñu ko bind taxaw moom itam ngir rek xeex ngir ville de Dakar redoré waat blason wam. Aïssatou Paye ñu dem ba ca bët saalum réew mi foofee ca diwaanu Ziguinchor lal lañu ab pexe jaarale ko ci wàllu cyclisme ngir dugal seen loxo ci lépp loo xam ne rek dinañ ko yëkkati ngir jàmm sax dàkk ca diwaan ba ci loolu nag invité nañ ay cyclistes yu bàyyeekoo réewu Guinée Bissau Gambie France ak fii ci réew mi ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu daw diggante bi nga xam ne mooy Diouloulou utali Kafountine bu ñu demee rek yëkkati ay kàddu ñaan rek jàmm mën a am ca diwaan ba dañuy teewlu Ibrahima Diassi mooy coordonnateur boobu le événement ci micro Boubacar Diassi. Organiser Casa Tour pour que uniquement ñu mën a contribuer ci visibilité Casamance ci lu mel ni tey comme la paix loolu dafa nekk loo xamante ne tey suñu bëgg bu mag la ci fii nii te yàlla may nañu ne loolu am na déjà bu ñu ko waxee donc ci biir yooyu noonu nii ñu ne lan moo tax du ñu jële vélo yi ñu jaari ci yoon yi parce que vélo yi ñooy nekk ci fu yoon yi ñuy jaaree bu vélo jaaree rek gars yi gis ne compétition yi di jaar dañuy gis ne luñ doon waxee noonu ne Casamance amul jàmm dañuy gis ne léegi daal Casamance am na jàmm. beneen objectif bi mooy ne vélo dafa noo doon activité touristique donc vélo am na ñoo xamante dañuy déplacer uniquement ci ay compétition vélo pour jéem a xool ñun ñu ne bu ñu mettre lii dafay tax ne touristes yi ëllëg mun nañu bëgg lii saa bu ñu déggee rendez-vous boobu rek dañuy mën a fay seen billet ñu ñëw fii nii bu booba hôtel yi ñooy gagné ak ñeneen acteurs yi ñoo ciy gagné donc ñu ne lii moo mën a nekk ñun suñu contribution. am na Guinée Bissau ñëw na Gambie ñëw na également club Sénégal yi participé nañu mais si biir club Sénégal bu nekkee Cap Skirring moo am benn français boo xamante ne mu bàyyi itam yëpp mu ne il faut mu compétir ëllëg mun nañu am ay yeneen réew bitim réew ñoo xamante ne mun nañu ñëw intéressé si affaire bi ñu def ko te bu booba Casamance yëpp moo ci njariñu. ñu ne nag raaya ba doomu Guinée Bissau rek moo ko gàddu ñu fas yéene rek amal boobu lay compétition ci at yi di ñëw mbokk yi fii la ñuy yemale xibaar yi di leen jaajëfal ci teewlu beeg safo bi di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.